WPAT is 9:30 a.m. WPAT, Patterson, New York City. If you're over the age of 50 and considering buying an annuity in the next 60 days, I have some important news for you. Don't buy an annuity until you understand the pros and cons of annuities. A free book to help you maximize your retirement income from television host and three-time author Josh Melberg has been released. This book reveals little-known truths about annuity strategies in simple-to-understand terms. Grab a pen right now because we are about to offer you this free book that unlocks the 5 little-known secrets we believe baby boomers and seniors should know before buying an annuity. Call 800-948-6579 now, and you'll receive a free copy of Josh Melberg's book, Next Gen Annuity Strategies Revealed. As a bonus, we'll also send you a copy of The #1 Mistakes Retirees Are Making with Their Investments Today, and a free DVD on how you can get up to 33% more income in retirement. Call 800-948-6579 now. Again, that's 800-948-6579. Employees of J.D. Melberg Financial have the appropriate licenses for the products they offer. This is an important medical alert for anyone suffering from back or knee pain. If your loved one suffers from back or knee pain and have Medicare as your primary insurance, relief is now a phone call away. You can qualify for a pain-relieving back or knee brace at little or no cost to you. Call Nation's Back and Knee Brace Hotline today at 800-690-3015. You'll also receive free delivery. If you have Medicare, you may immediately qualify to receive your back or knee brace at little or no cost. We'll handle all the paperwork, work with Medicare and your doctor on your behalf at no charge to you. Stop living in pain because the brace you need is too costly. We also have braces available for shoulders, ankles, and wrists. You may be eligible to receive these items and more at little or no cost. Call Nation's Back and Knee Brace Hotline right now at 800-690-3015. The call is free and there is no obligation. Don't live with pain anymore. 800-690-3015. 800-690-3015. 800-690-3015. WPAT. The following program is presented by its producer, host, and sponsors.
salaamaaleykum wa rahmatullah salaamaaleykum wa rahmatullah salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ñu dellu seeti nag tey ci dibeer ji di rajo Sénégal émergent ñii di ko dàkkantele la voix de l'émergence kii di ko dàkkantele la voix la rajo de l'excellence muy tur yu ma ci dàqal nag wax dëgg yàlla ndax sama jarbaat jox ma ko boobu moom duutuma ko bàyyi moo ma dàqal yëpp man ma di ko dàkkantele rajo gagub ganaar ndax lu tax may wax gagub ganaar day li muy def du bari waaye nag moo dàq ci yàpp ganaar su fekkente ni kele ko mën a togg na kon nag waxtu wi gàtt na lool wante nag nit ñi yëkkati nañ rajo bi foo xam ne nii macha allah kawe na sama njort siiw na ni weeru koor di nuyu nag wax dëgg yàlla diaspora bi yëpp su ma nee diaspora bi yëpp nag wax dëgg yàlla xam leen ni dama am maas noonu gi nag waaye nag bay ci sa wewu tànk maa ngi koy commencé nag ci sama camarade APR yi su ma noppee wax dëgg yàlla teg ci aussi waa Benno Bokk Yaakaar su ma noppee nag soo cee teg opposition bi nee naa leen am ngeen xorom ngeen wax dëgg yàlla ci démocratie waaye nag bu leen am lépp jël lépp nee naa leen dee leen woddu kàddu yi ci boppam ndax kee nga xam ne moom moo fa toog suñ borom subhanahu wa taala toog wàcc ko fa teg ko foofa nag da koo dénk parce que moom itam moomul na xam ne dañu koo dénk na fexe ba nettali bi mën a rafet ëllëg ki si biir ndax am na ñeneen ñu ko fa njëkkoon am na ñeneen ñu fa jaaroon kon nag niñ koy waxee rek yéen waa opposition bi ci mbir ngeen bokk waaye nag bu xorom si ëpp bu leen bàyyi ba ñu togg ba pare ngeen jël xorom si sotti ko ci biir wax dëgg yàlla su boobaa yàqalu leen kee nga xam ne suñ borom subhanahu wa taala moo ko fa teg xam leen ni kon nag Sénégal ngeen di yàqal seenum réew ngeen di yàqal nag bàyyiwuma société civile bi nag bàyyiwuma kenn nag di deex nag nuyoo spécial ñi nga xam ni wax dëgg yàlla ci opposition bi ñu am fit lañu parce que nee naa leen rajo bi tëjaluma ko kenn tëjaluma ko ma Samba tëjaluma ko ma Demba du rajo parti au pouvoir du rajo opposition du rajo société civile rajo la boo xam ne nii wax dëgg yàlla Sénégal a tax ñu def ko fi te lii firnde bi rek moo di rafetlu sama rakk ji fi jaaroon il y a 2 semaines de ça wax dëgg yàlla defi passage bu rafet lool nag wax dëgg yàlla muy Jacob maa ngi koy rafetlu bien que laa fi dong lool laa ko joxuma ko ganaar gi yëpp wëlbati ko ci nag wax dëgg yàlla ki nga xam ne nag moom moo yore raaye bi nag moom nañ ko waxte dégg nga maam muy soxna Ndey Fall wax dëgg yàlla moo fi jaar keroog yëkkati na rajo bi yëkkati boo xam ne nii rek xam leen ni kon wax dëgg yàlla soxna la soo xam ne nii elle fait de la politique avec une conviction en avant seetu ci intérêt seetu ci leneen dafa jàpp keroog wax dëgg yàlla te yëngal naa ko fii wax dëgg yàlla poussé naa ko ca fu ci nekk saa bu ma ko nee kocc mu ne ma baw loolu laa bëgg wax naa leen ko waa APR bu leen ni nag Amar dafa jël opposition bi rek nee naa leen ñëw leen du ma dem nag kër kenn di jàpp ci sa loxo naa leen ñëw leen rajo bi seenu rajo la képp koo xam ne ni am nga fit te ñemeeg dëgg bismillah toogu yee bare nañ waa Pastef aussi déggaguma leen wax dëgg yàlla yéen itam xam leen ne rajo bi seenub rajo la parce que su yéen gisee aussi liggéey bi nga xam ne maa ngi koy def ci kee nga xam ne c'est un opposant nga xam ne référence la ci assemblée bee mu nekk référence la muy Ousmane Sonko wax dëgg yàlla le président Ousmane Sonko di liggéey nag liggéey bu rafet lool kon xam leen ni yéen itam rajo bi seenub rajo la grand parti bàyyiwuma leen ak benn xàllu PS bi nga xam ne aussi ñi ngi fippu bàyyiwuma kenn kon nag rajo bi seenu rajo la am naa nag invité de marque boo xam ne nii wax dëgg yàlla mi ngi fii ci Canada ci boppam ñu koy wax Chérif ci boppam wax dëgg yàlla moom itam muy koy liggéey bu rafet lool mu am lu mu war a jàllale moo tax ma invité ko xam naa ne ci kanam tuuti dinaa ko dugal kon nag fi may tàmbalee rek émission bi mooy bataaxel bi nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala moom moo ñu ko jox ñu war a topp bataaxel bi mu dem leetar jox ko nag ki mu ko war a jox ki nga xam ne ki ko jaar a jox la muy suñu yonent Mohammed alayhi salaatu wassalaam qui a fait un passage sans faute ci boppam un parcours sans faute moom la def wax dëgg yàlla te yonent bi ñu ko joxoon moom matale ko kon nag ñun ñoo ci des ñoo war a topp step yi nga xam ne won nañu ko ñu di ci jaar donc su ma jógee ci loolu après dinaa def ni ma koy waxee rek éditorialu rajo bi ak éditorialu émission bi page santé bi aussi dana dellu si waat tey parce que depuis 2 semaines sama invité taxoon jàllale ma ko woon kon xam naa fi may tàmbalee rek mooy bataaxel bi nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala ci boppam moo ñu ko jox. bismillahi rahmani rahim
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العظيم. Radio Sénégal émergent, la voix de l'émergence, la radio de l'excellence, la radio number one, la radio Gagoub Galar, la radio Arc-en-Ciel. Fidèles auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de la voix de l'émergence, la radio de l'excellence, et vous avez parfaitement raison d'y connecter. Je suis votre fidèle serviteur, Amadou Amar,
Nous serons ensemble jusqu'à 22h sur la fréquence WPAT 930 AM, mais aussi en ligne sur www.pat 930 AM. Et au téléphone, bien sûr, si vous avez envie d'utiliser le téléphone, il suffit tout juste de composer le 641 552 87 62. Et ma principale mission à travers ce temps d'antenne, ô combien important, ô combien précieux, c'est de vous offrir des services de qualité avec des critères d'exemplarité pour un meilleur confort d'écoute qui vous revient de plein droit. Radio Sénégal Émergent, la voix de l'excellence, c'est vous. Elle est si proche, juste à côté. Elle vient en complément, en apport synergique pour faire l'écho des événements majeurs. Radio Sénégal Émergent, la voix de l'excellence, s'engage de façon formelle au tournant décisif d'une parole aussi forte, aussi claire, aussi explicite, aussi séduisante, basée sur l'art de véhiculer un message fiable et efficient. Radio Sénégal Émergent, la voix de l'émergence, la voix de l'excellence vient innover, engageant un processus de recomposition, de reconstruction et diffuser à travers les ondes le concept d'un objectif commun au profit d'un beau pays, agissant à sa pleine puissance et qui aura pour nom un Sénégal émergent sous le magistère du président Ousmane Sonko. Radio Sénégal Émergent, la voix de l'excellence, c'est vous. Sa popularité, c'est la compétence, la rigueur, en clair, la différence émanant de son producteur Amadou Amar, ici à New York. Donc voilà, chers auditeurs. jéema liggéey bu baax a baax dimbali seeni jëkkër ma ne dëgg la waaw waaw ndax dafa di li ma gis yaay man dund ko moo waral sama wax jee jërëse moo mere ma ne tooñ ma jigéenu Ndakaaru njaay ni yéen a nge jóg leen seeni bopp moo gën Terasi wa kauge wawa Malaysia ni jëkkër wante dengen buka takor ba fees suñu dunda demewul noonu wawa li bari wi yoon ay sax suñu réew daga war a niro bu génnee nit ñi ñoom daal ni dañuy xool bañu naan yow borom alal nga yaay ndaxte yow de taduloo leen ndax dakkan ngente sa jëkkër liggéey la am waaw waaw li bari wu yow day saan suñum réew dafa war a niroo ma ne dëgg la waaw waaw ndax dafa de li ma gis yaay man su ko moo waral sama wax jee di diloo salaamaaleykum wa rahmatullah Chérif ndax yaa ngi ci ligne bi. maaleykum salaam monsieur Amane maa ngi ci ligne bi. bismillah ma bàyyi la nga nuyoo rajo Sénégal émergent auditeurs yi la voix de l'émergence la radio de l'excellence la rajo Gagub Ginaar la rajo Arc-en-Ciel bismillah Chérif yaa ngi wooye depuis le Canada mais bismillah. salaamaaleykum monsieur Amane maa ngi lay nuyu. di la gërëm d'abord ci invitation bi di nuyu sa auditeurs yëpp. donc di rafetlu liggéey bi ça fait quand même quelque temps voire un an que maa ngi lay déglu. kontaan ci liggéey bi kontaan ci auditeurs yi. maa ngi lay woowee comme ni nga koy waxee depuis fii Canada. Québec plus précisément.
voilà dafa am benn élément bu ma bëggoon a teg très rapidement comme ça nga commenter ma ko parce que maa ngi gis ñi ngi ko tiitee bokk naa xaw ma nag bokk naa lu ñuy bokkum lan la ma bëgg koo teg ba pare auditeurs yi dégg ko comme ça soo noppee nga commentaire ma wax ma affaire bokk naa bi lan la ñuy bokk ak lan la ak nu mu demee loolu de laa bëggoon a xam léegi ma passé kon nu mu tuddati bi ma bëgg a passé surtout élément bi léegi comme ça nga kiyal ñu ko daal nga kiyal ñu ko nga expliquer ñu ko donc maa ngi génne maa ngi génne élément bi le temps que may eggale kii bi voilà donc mbokki auditeurs yi ki doon nuyoo léegi dégg ngeen ko mooy ku ñuy wax Chérif mi ngi nekk fii ci Canada di liggéey vraiment liggéey bu rafet lool ci parti Pastef les Patriotes donc mu am moo leen doon nuyu léegi mu am benn élément boo xam ne nii moom la ñu bëgg a jaarale donc su ma passé élément bi ba pare comme ça moom danañu mën a commenter li nga xam ni moom la ñu ciy wax daal ci nu mu tuddati bi ci élément bi. Donc l'élément ne passe pas encore dama xamul fi mu nekk nii lan moo ko téye fi mu nekk donc anyway xaaral ma teg soo mënee commencé nga expliquer ko auditeurs yi wax exactement lan la ak lu ko waral bokk naa bi lan la ak nga expliquer ko ba auditeurs yi man koo xam daal parce que wax dëgg yàlla depuis bi ñu commencé di wax fii nit ñi am na fa ñu teg le président Ousmane Sonko parce que dañ koy déglu ci dëggam dañ koy déglu ci patriotisme am dañ koy déglu wax dëgg yàlla ak ñemeek dëggam et il met le couteau dans la plaie et là où ça fait mal te ragalu ci dara xam nga soo demee ba ni le don de soi pour la patrie xam naa ne yow wolof yooyu doo ko mën a wax ci wolof maanaam jël na boppam yoole ko réew mi donc loolu lay signifier ma bëggoon na nga expliquer ma comme j'ai pas l'élément en place da nga mën a wax affaire bi lan la exactement. Tout à fait merci beaucoup comme ni ma ko waxee monsieur Amar en fait affaire bi lu simple la benn projet de levée de fonds boo xam ne la dañ ko tuddee bokk naa c'est-à-dire ñun ñu ngi ci seen politique bi depuis peut-être ñeenti at wala mais ñetti at yi passé la ñu gën a ràññee waaw ñun ñu ñëw di wax ne dañu indi rupture ci biir seen politique sénégalaise rupture mooy lan maanaam beneen doxalin bu bees beneen doxalin bu bees te beneen doxalin bu bees pour ñun dafa weesu ñu toog rek di defee politique d'une autre manière c'est-à-dire nit ki li ngay woote rek da nga ko war di niru moo tax ñun ci lépp li ñuy def ci biir politique bi dañ ko bëgg a defalee ci beneen yoon ci beneen anam te nit ñi mën ci gis seen bopp donc bokk naa projet de levée de fonds boo xam ne la ñun bëgguñu suñu président Ousmane Sonko seq koog ñi nga xam ne suba dañ koy jox xaalis pour suba ñu war ko mën a manipuler bés bu nekkee président moom sax du ko nangu de toute façon ñun bëgguñu aussi nekkuñu woon nit ñoo xam ne dañoo nekkoon ci nguur gi jël alalu réew mi tey di ko politiquer moo tax bi ñu ñëwee ñu ne léegi dañu soxla ay fonds yoo xam ne dañu bëgg président Ousmane Sonko def ci une tournée nationale ak internationale et éventuellement dajale ci caution pour élection yi ñu ñëw ñu ne léegi de amul kenn ku ñu war a mën a laaj loolu lu dul sénégalais yi nga xam ne gëm nañ le message du président Ousmane Sonko gëm nañ ni Sénégal nit war na fa mën a def politique te du luubal alal réew mi gëm na ni Sénégal war na mën a changer malgré ñun milliards yi ñuy yónnee Sénégal que di Sénégal et góor ñu nga fa et patriote ñu nga fa te gëm nañ ni président Ousmane Sonko bokk na ci ñi nga xam ne ci patriote yi war a mën a changer réew mi la ñooñu la ñuy woo à travers le projet bokk naa ñu créer benn plateforme boo xam ne sur internet képp ku ci bëgg a participer war nga mën a dugal sa xaalis nga contribuer un peu comme les Américains le font c'est-à-dire fi mu toll nii ñun dañu bëgg a changer la culture de comment on finance les partis politiques du Sénégal suñu parti mu ngi jugu depuis 4 ans te on fait partie des rares partis yi nga xam ne at bu jot dañuy déposer suñu état financier au niveau du ministère de l'Intérieur mooy maanaam xaalis fu mu duggee nit ñi xam nañ fan la duggee ak luñ ko dépensé lépp dañ koy teg mu leer te ci yoon boobu la ñu nekk di ci continuer ba nii loolu tax ñu créer projet bokk naa créer benn plateforme boo xam ne man bu ma dugalee ma ne man Chérif Diouf dugal naa $200 keneen ku sant Ndiaye bu dugalee mu ne dugal naa $100 ñu jël lépp dugal ko ci compte parti bi nga xam ne suba loolu la ñuy teg au ministère de l'Intérieur pour wane ñun suñu xaalis fan lañ ko jëlee
fan lañ ko jëlee donc dafay leer nañ te leneen luñ ci bëgg luñ ci jublu surtout mooy fileeg sénégalais yi moo tax a jóg Pastef fileeg sénégalais yi moo tax a jóg président Ousmane Sonko dañu bëgg bés bu toogoon ci nguur gi du am kenn ku mu war a mën a delloo njukkal lu dul le peuple sénégalais ndax sénégalais yi ñoo ko fi teg sénégalais yi ñoo ko fi financé sénégalais yi ñoo ko tax a jóg donc bu toogee du mën a xalaat problème mu kenn ku dul problème mu sénégalais yi loolu moo tax a jóg bokk naa moo tax ñoo tax it ku ciy dugal sa xaalis tamit li tax ñu tuddee ko bokk naa mooy tout le projet lépp lu ñuy mbébét pour réew mi képp ku ci bëgg a bokk rek dañuy ñëw nga ne nga joxe sa dërëm wala sa $ñeenti nga ne man de bokk naa en faisant ta contribution looloo tax ñu tuddee ko bokk naa moom turu neex la mais fii au niveau de New York fii États-Unis fii est-ce que am ngeen ñu leen fi toogal ñoo xam ne nii ci bokk naa bi la justement bokk naa bi ñu c'est toute la diaspora vraiment diaspora bi yëpp la muy États-Unis Canada et cetera foofu noonu nag Ismaïla Goudiaby muy suñ coordinateur au niveau de New York moom moo ñu fa nekkal képp ku ci bëgg a xam dara ci bokk naa bi surtout ñi nga xam ne dañoo bëgg xam nga affaire bi plateforme bi ma lay wax il faut nga dugal carte de crédit ak yooyu ñëpp ñi nga xam ne bëgguñu jaar ci loolu te dañu bëgg a joxe contribuer ci projet bi mën nañu woo Ismaïla Goudiaby boo ma permettre mën naa joxe numéro am joxeel xam naa mi ngi déglu sax joxeel sax 917 509 8971 loolu mooy numéro am 917 509 8971 loolu mooy numéro Ismaïla Goudiaby 917 reprendre ko 917 leer ci projet bi 917 reprendre ko en français 917 509 89 71 parfait bon donc léegi kon amatul da maanaam comme nañ daan def daal fi mu nekk nii nga xam ne dañuy jël xaalisu réew mi di ko politiquer wala nga gis koo xam ne nii borom alal la bu nekk foofu mu tibb xaalis jox la loolu léegi daal amatul comme peuple bi lay liggéeyal te ñëpp gis nañ tànk yi muy dox assemblée ñëpp gis nañ liggéey bi muy def assemblée nekkalu fa Pastef de nekkalu fa opposition de dafa nekkal pour askanu Sénégal kon nag loolu war naa tax képp koo xam ne ni ab sénégalais nga te Sénégal ñor na la ak loo mën a doon rek war ngaa barkeelu ci bokk naa bi ak lu mën a doon ak foo mën a bokk itam waaw léegi waaw vas-y waaw loolu mooy idée bi rek ni nga ko waxee loolu mooy idée bi lépp affaire mbooloo la lépp affaire Sénégal la moo tax sénégalais yi ci boppam ñoo ci war a jàpp loolu mooy idée bi ndax yomboon na benn homme d'affaires ñëw jël la comme ni ñu koy defee mais ñun rupture la ñu wax loolu yëpp bëgguñu ko dañu bëgg affaire yi jóge ci sénégalais yi ñu changer culture bi bu ko defee bu fi toogee lépp lu mu namm ci changer réew mi mu war ko mën a teg ci yoon tigi loolu lu am solo la léegi kon amul daal montant bu ñu limité comme neex loo am rek nga joxe ko maanaam nekk def ko affaire teg ku nekk war ngaa joxe li ku nekk daal seetal li nga xam ni mbir mi jaral na la ko nga yëkkati ko nga joxe ko loolu la effectivement amuñu montant bi ñu teg dañu nekk ku ci nekk lu sa yéene ak lu sa doole tegu rek ñu teg ko ci l'essentiel mooy surtout participation ñun li ñu gën a yitteel ci mbir mi sax c'est le nombre de gens c'est-à-dire dañu bëgg nit ñi gis ni nit ñi gëm nañ le président Ousmane Sonko di wax gëm nañ yoon bi mu bëgg a teg Sénégal et voilà xam nga li ñuy def c'est tellement transparent lépp a ngi ci internet donc ñun li ñu yitteel mooy ñu gis ñu ne par exemple 1000 Sénégalais participé nañ ci campagne Ousmane Sonko loolu c'est tout un changement dans la mentalité ci Sénégalais yi ni ñuy gisee te gëm naa ni loolu mën na indi lu bëri ci réew mi tigi loolu am solo la léegi ma bàyyi la nga respirer tuuti parce que am naa benn ñaari communiqué yu may jàllale benn bi avis de décès la bi ci des communiqué la bu ma jotee ci sama rak maanaam Jacob donc bu njëkk bi ni may koy waxee toujours rek suñu borom subhanahu wa taala moo dellu sooti ci ay mbiram su dogalee nag ak lu dogal bi mën a mel rek nañu ko rafetlu donc am na koo xam ne nii wax dëgg yàlla woote ne ko jël na ko te li ñuy man rek mooy nangu dogal bi nga xam ne def na ko xam ni kat mbir mi du day jël kii bàyyi kii man mi sax wóoruma ndax dimanche prochain jombul keneen a fiy toog dana fekk ñu def sama mise en terre ba pare yàlla rek a xam Serigne Mountakha Mbacké xalif général des Mourides Serigne Mbaye Sy Mansour xalif général des Tidianes Lamine Camara di mag ci nga xam ni moom moo fi bàyyeekoo Lamine Camara mi ngi nekk Ohio Abdoul Aziz Ndiaye ak soxnaam Aïda Diagne Jules Diop ak soxnaam Ndeye Fall fii ci New York Cheikh Seck ak soxnaam Alimatou
ñoom ñëpp wax dëgg yàlla ñu ngi ànd di rafetlu dagalu borom bi di ko ci sant nag ndax def na li ko gën day wax dëgg yàlla di leen yëgal wàccub liggéeyu Seydina Omar Camara fii ci New York la wàccub liggéey suñu jàppee waxtu wi ñu koy ñaanal di def levée corps bi danañ ko jàllale ci yeneen rajo yi xanaa li ñuy man rek fu julli nekk rek na ko ñaanal suñu borom subhanahu wa taala yóbbu ko àjjanay firdawsi ginnaaw bu mu ko attee ci yërmandeem moom ak ñooñee xam ni fekk na leen fa ak ñun ñi aussi ci lu amul benn sikki sàkk danañ leen fa fekk yal nañu suñu borom subhanahu wa taala boole ñun ñëpp yóbbu àjjanay firdawsi ginnaaw loolu aussi jot naa benn communiqué bu jógee ci Jacob bi nekk ci parti réew mi di leen yëgal ni am na benn front boo xam ne nii juddu na front bi nag ñi ngi ko tuddee ci ngénte li biñ ko ngéntee ñi ngi ko tuddee front pour la restauration de la démocratie au Sénégal suñ nee restauration nag xam leen ni am na lu fa nekkoon jóge na fa ñu bëgg ko faa delloowaat maanaam mooy li Wolof Njaay di wax delloo buum ca booy ga ñoom daal nee nañ démocratie ci boppam lañu fa amoon ci boppam régime bii nga xam ne moom moo nekk fii jëlee na ko fa ñu bëgg nag fexe parce que Sénégal ñëpp a ko bokk bëgg nag fexe ba mbir mi nag ñu jëlaat ko delloowaat ko donc ñoom am nañ fi benn session au niveau des États-Unis ñuy woo nag képp ku di sénégalais te Sénégal ñor la te démocratie ñor la parce que mënuñoo waxum réew te mënuñoo wax démocratie képp koo xam ne nii moo xam ci opposition bi nga nekk moo xam société civile nga moo xam sax su fekkente ni ci parti au pouvoir nga te nga ñeme ni kat wax dëgg yàlla démocratie bi fam nekkoon nekkatu fa da ngeen a bëgg a fexe dañoo bëgg a fexe mu delloowaat fa kon nag mi ngi woo ñëpp ci ndaje mi ñu ngi koy defee fii ci ASA le 14 février bi tombeek àllarba ji di ñëw 7 heures ci ngoon la koy def donc danañ fa waxtaane itam lu am solo ndax carte d'identité yi nga xam ne moom la ñuy wotee nga xam ne dégg maam cin tojul bënul yax ya ko doon togg nu mu ci jóge wu fa te yax ya nekkatuñu fa kat moom loolu war nañ koo lijjanti ba carte d'identité yi ñëwaat ensuite waxtaanee li ñuy wax processus électoral bi ci boppam donc réunion bi bu leen ko fàtte Jacob mi ngi woote moom ak waa parti politique yëpp àllarba ji di ñëw fukki fan ak ñeent ci ASA ci 7 heures ci ngoon lu ngeen cee bëggee xam nag beneen information 347 861 99 75 347 861 99 75 donc bu leen ko fàtte surtout carte d'identité yi wax naa leen ko ci tëjul bënul yax ya fa nekkoon jóge fa ak ndawal ga te ña ko doon togg jóge wuñu fa kët ña nga fa toog kon il faut ñu delloo siwaat nu mu tuddatee carte d'identité yi donc xam naa ni li may def très rapidement ma jàllale sama éditorial bi su ma noppee joxaat sama invité bi mu continuer parce que lii muy wax kat lu am solo la bokk naa kat képp ku nekk ci war a bokk kat loo xam ne nii wax dëgg yàlla Sénégal la ko soxal képp koo xam ne nii sénégalais de bonne foi nga patriote nga kat war ngaa jël sa loxo def ci sa jibe te barkeelu ci. Regard sur le magistère calamiteux du président de la République. Aux premières lueurs après l'intronisation du président Sall, les Sénégalais, emportés par l'euphorie, ont cru leurs problèmes socio-économiques majeurs résolus pour de bon, ou du moins en quasi-totalité. Mais il n'en est rien. Et pourtant, le Sénégal est sur la dernière ligne droite d'un septennat imposé au forceps et qui sera lourdement sanctionné aux urnes si et seulement si l'autorité de tutelle organise en février 2019 des élections présidentielles libres et transparentes, ne serait-ce que pour faire parler la démocratie. Oui, auquel cas les Sénégalais vont rompre définitivement à la présidentielle 2019 le bail qui les lie au président Sall. Ils jugent son régime intempestif, donc inutile. Ils ont trahi, ils ont été trahis. Ils n'en veulent plus. Et pourquoi les Sénégalais en ont assez du président Sall? Il aurait été difficile, voire très difficile, d'imaginer sous le magistère du président Sall l'image de la République. En fait, l'impensable s'est produit.
L'exécutif, en complicité avec le législatif et le judiciaire, rame à contre-courant d'un peuple innocent dont le seul tort est de rater le coche à l'entre-deux tours de la présidentielle 2012. Résultat, le président Sall circule en électron libre pour régner en maître absolu. Il aurait été difficile, voire très difficile, sous le magistère du président Sall, d'imaginer une désinvolture qui confine à la corruption, allant dans le sens d'une phagocytose de la clientèle politique. Il s'agit de pratiques corruptives hallucinantes qui attirent des transhumants qui sont de mauvaise foi, avec la complicité des responsables APR. Mais l'APR a beau engloutir dans sa besace des adhérents venant de l'opposition, c'est une peine perdue. C'est un parti au pouvoir où l'eau coule de partout, cherchant aveuglément des communicants qui incarnent ou qui incarneront pendant la campagne présidentielle la parole et l'action du président. L'APR est une formation rôdée aux querelles, aux invectives et qui ne sait plus où placer le curseur dans la perspective de la présidentielle 2019. Ça canarde de jour comme de nuit dans le marigot apérien sous le regard complice de son leader. Enfin, il aurait été difficile, voire très difficile, d'imaginer sous le magistère du président Sall l'échec de sa politique, ou s'agit-il de son incapacité à bien la maîtriser pour finalement bien l'incarner au profit exclusif des Sénégalais. Aussi, le temps du président Sall est aux ambitions électorales. Il se met au service d'un second mandat, faisant fi des tristes réalités qui plongent le Sénégal dans l'abîme. En somme, un pays où les inégalités ne cessent de se creuser, dans un contexte où l'emploi des jeunes pose problème, les retombées bénéfiques de l'économie livrée aux étrangers, une république centrée sur un seul homme, le président Ousmane Sonko ne peut rester muet devant une telle forfaiture. Ainsi, dans la présidentielle 2019, les Sénégalais doivent se ressaisir, tourner la page des bisbilles et se concentrer sous ce critérium des vérités qui respire et bat son plein au rythme du président Ousmane Sonko. Vive le Sénégal uni et prospère. Amadou Amar, la radio de l'excellence, New York. Serigne bi sama invité bi. Allô? Loo ci mënoon a barkeelu ci éditorial boobu? Non, éditorial bi am na solo vraiment ni nga ko waxee. J'espère que Sénégalais yi dégg nañ ko et comprendre nañ la profondeur de ton message parce que président Ousmane Sonko li muy wax c'est exactement ni nga koy jëlee ni j'espère que les Sénégalais ont compris fi ngay waxee et que nit ñi nañ ko bàyyee xel. Vraiment c'est ce que j'avais à dire par rapport à ça parce que Monsieur Amar dafa am loo xam ne man élection yi passé pour ñu ko xamul woon j'étais le candidat de la coalition de Ndawu Askan bi pour Amérique du Nord. Donc ñëw naa foofu New York wër naa fa gis naa ak nit ñeeg yu mel noonu. Donc dafa am benn phrase boo xam ne moom la ëpp li ma dégg ci élection yi et ça me fait mal bu ma koy dégg ndax sénégalais yi dañ la naan yéen de sénégalais yi yéen politiciens yi yéen ñëpp a yem ndax dañ ñu tàmm di nax. Man nag may wax sénégalais yi surtout ñu ñuy déglu tey ñu bàyyee xel président Ousmane Sonko li muy wax surtout ñu bàyyee xel son parcours fan la jaar ba war a mën a taxaw tey di wax li muy wax te que dañuy wax dama tàmmoon di wax ci élection yi bu ñu mës a gedd luñu moom Sénégal ñun ñoo ko moom buñ ko bàyyee gars yi parce que dañu naxoon daaw naxatiñu ren ñu suba ku ñëw rek daf ñu war a nax ba duñ la may nopp je pense que loolu erreur la. Dëgg la ñu may nopp président Ousmane Sonko nañu gëstu parcours am
ci ku ko ci may nopp gëstu parcours am di nga xam ne li muy wax dafa nekk ci moom et au-delà du fait que dafa nekk ci moom daf ko mës di dund ba fii mu toll nii. léegi imagine. c'est bien c'est-à-dire que li ma bëggoon a wax rek léegi ma dugal rapidement publicité parce que auditeurs yi aussi am nañ ci wàll jombul bëgg nañoo contribuer bëgg nañoo wax ci affaire bokk naa bi wala lu demee noonu donc sama ligne mi ngi commencé di xongo mais danga may très rapidement ma dugal publicité yi parce que publicité yi ñooy borom rajo bi ñoom ñoo koy fay donc ma passé leen très rapidement. donc fi may tàmbalee rek mooy African Services Committee nga xam ne moom wér-gi-yaram ci boppam mooy loo xam ne nii ku ko ñàkk wax dëgg yàlla dootoo tool dara feebar bi nga xam ne hépatite dañ koy wax nga xam ne aw res ci boppam lay jàpp kat am nañ borom ku dudu lakk donc African Services Committee ci boppam woo nañ ñu day ngalawaay nañ leen dem ñu wuy ji leen su fekkente ni dem nañ danañ ñu defal ay test yi su fekkente ni yàlla def na feebar bi jotuñu danañ ñu ñàkk ba aar ñu su fekkente ne nag gis nañ ci doomu jàngoro bi ci boppam danañ la mën a yóbbu hôpital te lépp ci suuf lay doon te doo ci fay dara tous doo ko ci fay te lépp ñoo koy def et c'est dans la plus grande discrétion lépp ci secret lay doon. donc suñu grand frère ci boppam muy Daouda Ndiaye aussi ak beneen équipe bi ñoom ña nga fa wax dëgg yàlla. mi ngi nekk ci xàllu 127 bi numéro building bi 449 la mi ngi nekk diggante Convent ak Amsterdam altine ba ajuma dañu koy ubbi li ko commencé 9h ci suba ba 5h ci ngoon si numéro téléphone 212 222 38 82. Logique Système ci boppam bu leen ko fàtte wax dëgg yàlla parce que taxi yi commencé nañ taxe commencé na fi nekk nii képp ko dem danañ la ko defal ci loo xam ne nii wax dëgg yàlla lu mucc ayib lay doon ñaareelu fànn bi su fekkente ne da ngay dugg ci business bul ci dugg ak loxoy neen soo ciy dugg ci boppam demal seeti ci ñuy wax Fallou Ndaw ma nga fa ak soxna suñuy wax Seyna bu Ndaw danañ la won ni nga koy ubbee danañ la teete ba nga mën a dox ba mën a demal sa bopp ñu soog laa bàyyi te kuy am business itam mu am gàllankoor ngalawaay demal nga seeti leen soo demee danañ la wax gàllankoor bi lu ko waral ak nan ngay def ba nga xam ne da nga ko mën a éviter ba baneen yoon wax dëgg yàlla doo ci mën a dootoo mën a sorox ci lu demee noonu ak ñi nga xam ne dañoo bëgg a yóbbu yónnee xaalis liggéey ba sonn war a koy yóbbu moo xam say mbokk nga koy yónnee moo xam say xarit nga koy yónnee moo xam ci sa compte banque nga koy def nga la waay demal seeti leen soo demee way wax dëgg yàlla Fallou Ndaw ma nga fa moom ak soxna Seyna bu Ndaw dañoo lëkkoog RIA dañoo lëkkoog Choice Money Transfer dañoo lëkkoog MoneyGram te fële ñu ngi fay liggéey ak joni ak poste officier ak woor yi ci boppam ak banque yi même soo bëggee ubbi compte bancaire soo leen gisee ñoom danañ la defar li ci war ñi ngi nekk ci xàllu Saint-Nicolas bi ci boppam numéro building bi mi ngi nekk 216 mi ngi nekk entre 120 ak 121e rue numéro téléphone Sëñ Fallou de mi ngi nekk 917 365 21 15 numéro téléphone soxna Seyna bu Ndaw mi ngi nekk 917 497 77 32 malaa ni Thiaw ba ci xàllu 116 daal di ñëw ba ci Pikine African Restaurant day foofu moom macha allah ñoo yore nu mu tuddati bi de ñoo yore ndam li de nit ñi daal ña nga toog foofa ci biti di xeeñtu xet gu neex gi ma ni leen yéen ñàkk yéen fu la dugg leen ci biir man ma dugg ci biir am sama fulla ak sama fayda maa ngi fekk bool yaa ngi fees dell ceebu jën yi fii ceebu yàpp yi fii maafe yi fii dibi yi fii lépp ñu teg ko man ma ànd ak sama fulla te kat gan ñaa ngi toog mooy client yi ma ñëw ni lekk yéen waaw yéen lekk yi seenu sant lan da ñu ne ma sa bay saparan may leen yéen bu leen ma fonto man ma toll ni man di leen la ñeen nan ma sa bay saparan ñu ni ma non tonton c'est parce que ci toggin wi la ma pivoté ci sama wetu ndeyjoor kat daal di wëlbatiku daal di xool la ilaha illallah frigidaire baa nga fees dell ma ni leen nag c'est bien fait pour vous yéen juus yi parce que da ngeen di sonal client yi ñu di dee tonton gaabul yàkkamti dañoo defar ñu neex lool ñu def ñu fi bëgg ñu seddu guy di leen fi xaar kon jox leen ma seeni téléphone number doyewuñ ko tous benn numéro ci boppam dong lañ am muy 646 922 70 15 service client ñoom ñoo ko gën ci dëkk bi propreté ñoo gën a set aussi ci dëkk bi donc African restaurant ci boppam Pikine African restaurant ci boppam su ngeen fa demee di ngeen bëgg da ngeen ko am numéro téléphone bi wax naa leen ko 646 922 70 15 mi ngi numéro building bi 243 ci xàllu 116 wi ci sama gannaaw nag ma daal di ni caw daal di dugg nag ci sama bitig bi ci boppam muy Adja Khadi Food distributeur foofu moom dénkoom dégg nga maam sama bitig la kenn mënu maa tàqale ak moom
léegi sax duutuma fa fay mburu su ma duggee rek dama leen naan kaaru ngoon laa soxla su ma nee kaaru ngoon laa soxla rek daal di wëlbatiku daal di jël ñeem gi képp ci mburu mi rek ñu naan enveloppe bi xanaa poste nga jëm may leen jëmuma poste sama kër laa koy yóbbu jërul tembar jërul laneen ba daal di xattar bi ko ci sama wetu ndeyjoor yi maa ngi fi yàpp ganaar yaa nga fa ñu rangale yàpp xale yaa nga fa ñu ramale yàqu bëy yaa nga fa ñu rangale lépp ak lépp luy dem ci cin ma nga ñu teg foofa ngalla waay fasante leen ak ndawal yi kóllëre su ngeen fa duggee man daal samay wax jenn la sant xar mu jaasir laa bëgg mënumaa def publicité ba pare nag di ko njëkkante ak yéen ku ko ci soxlawul woo ma ci 646 578 0678 646 578 0678 man ma ñëw jënd ko yóbbu ko ci sama kër rek ja nekk 111 ci boppam moom soxna si toggal ma ko ma koy ñaanal nag mu am restaurant bu yëkkati ko ci biir dëkk bi maa ngi koy ñaan bu soobee yàlla te dina ko am bu leen fàtte sama menuisier métallique bi lépp lu jëm ci weñ moom moo ko fi man kat Abdou Fati le numéro téléphone 917 478 91 75 bu leen fàtte Serigne Moustapha Amar saak baa nga fees dell ak i montre yi góor ak i montre yi jigéen nga la waay dem leen seeti ko mi ngi ci soppee Cheikhul Khadim su ngeen demee nga la jël leen ca montre bi montre nee naa leen du pour xool heure su doon xool heure ñu yem ci cell phone yi du pour xool heure wax naa leen ko budul benn budul ñaare da nga koy takk ci sa wetu càmmoñ ji dox nag di yëkkati sa loxo montar bi feeñ nga nekk nag ab saasu man ngal la dem leen ngeen seeti ko montaru góor ak montaru jigéen lu ngeen ci soxla bu soobee yàlla su ngeen demee day wax dëgg yàlla dana leen ko baaxee donc li may wax rappelé leen numéro Adja Khady Fir distributeur nga xam ne mi ngi nekk ci xaalu 116 wi ñaari numéro téléphone la benn bi 212 933 03 74 646 645 75 05 bu leen fàtte nag Afrique PC ci Manoy Ndiaye téléphone bu baax ñëpp a ko bëgg li ci des mooy computer bu baax ñëpp a ko bëgg su ngeen demee njëgu caapi lay def tout te teew lépp lu ngeen am su ngeen demee dana leen jox ay brand new yoo xam ne nii amu leen lu ngeen ci nu mu tudd ci sikki sàkk li ma jaaxal nag waxaguma ko parce que nooy tëdde fii di jàkkaarloog sa waa kër ya nekk Sénégal ka ne koj ci buntu bi kat yow yaa koy ubbile fii te man dooy nee na ma dana la jox système boo xam ne ni danga naan ñuuj bouton bi fii sa buntu kër ba ca Sénégal daal di ubbeeku kooka daal di dugg lii may wax nag ku am lu ci ku ci loo ngeen ciy sikki sàkk ngal la waay su fekkente ne am ngeen lu ngeen ci sikki sàkk sol leen seenu daal ngeen ni caw ba ci xaalu 116 wi numéro building bi 247 la ma nga bokk ci soppay Cheikhul Khadim su ngeen taayeelee jël leen seen téléphone 917 334 60 99 wala 718 807 92 39 maa ngi ci xaalu 116 wi nag ba tey kat man de jaaxle na man daal maa ngi ñëw kër Kumba coow laa nga naan réel jàppal bàyyi jàpp li tax nag ma xam ne jàmm la sama fit rëccoon na li tax ma xam ne jàmm la ba ma duggee ci biir ñi daan ñoo mën a salit ña ngay xaqtaay seen gémmiñ yaa ngi neen batt xaqtaay bay tàppante nag bay yëkkati tànk ñii naan man su ma fi duggee ceebu jën bee tax ma dugg fi ñii ni man su ma fi duggee maafe bi ñu togg ba muy xel di moo tax ñu dugg fa ñii ni man xool leen dibi ji xanaa dibi ji suñu téere lii la wax xanaa ubbi leen ci juróom-ñaareelu xët yi su ma ko ubbee xam ngeen ni xoolal ñii ni xoolal duma daa bii nag xanaa yow sax man ñoom daal ña nga naan tell te kat li ñuy wax lépp soxna Awa Gumbale moom soxna Awa Gumbale ma ngay defar ma ngay ranger nag wax dëgg yàlla ci boppam li ma jaaxal nag waxalu gu leen ma ko ci restaurant bi képp ku fa dugg ba ci man mii soo lekk ba suur sooy génn di tàqamti ko te man loolu jaaxal na ma léegi Chérif naam su fekkente ni may nga ma ko am na kuy insister fii ci kii bi ma bàkki ba xam comme ubbi naa téléphone bi ba xam lan la bëgg a wax amul benn problème bismillah salaamaaleykum wa rahmatullah rajo Sénégal émergent la voix de l'émergence bismillah waaleykum salaam wa rahmatullah sëñ Amar man la Ismaïla Goudiaby New York ñu def Ismaïla na nga def man de dañ laa gëj a dégg sant waaw namoon naa la trop maa ngi lay remercier vraiment di la gërëm ci invitation bi nga invité suma naataango boobu di Chérif Amadou Diouf ma koy nuyoo au passage Chérif yaa ngi dégg waaw di rafetlu présentation boobu mu def vraiment amul dara lu ma ci yokk dama bëgg rek am na lu ma bëgg xam loo xam ne moom laa bëgg a bamtu waaw mu di projet bi dafa di projet boo xam ne vraiment ñëpp lañ ci woo waaw vraiment Chérif moo koy coordonné mais en fait diaspora bi yëpp ak ñu nekk waa Sénégal vraiment ñu ngi leen ci woo mu doon lu am solo képp koo xam ne bëgg nga participer vraiment am nga possibilité de participer bu fekkee da ngaa yor carte effectivement di nga mën a participer bu fekkente ne bëggoo utiliser sa carte wala am na neneen noo bëgg a participer itam di nga ko mën a def maanaam dëkk bu nekk moo xam Sénégal la di
di Canada di États-Unis di France di Argentine fépp dëkk bu nekk am nañ fa ñaari représentant pour ñi nga xam ne bëgg nañu participer de bëgg ñu utiliser seen carte parce que dañu bëgg système boo xam ne système bu transparent parce que mbirum xaalis moom il faut que mooy leer toujours dina am ki nga xam ne mooy doon trésorier am ki nga xam ne moo doon contrôleur mooy bërëb boo dem dina am ñaar ñoom mais am na kenn koo xam ne moom mooy trésorier projet bi moom kenn rek la alors dëkk bu ne boo bëggee joxee sa xaalis ki nga koy jox ma nga fa mais dina am keneen koo xam ne kooku mooy contrôle kooku tam dina yëg ni maanaam Amar bi jox na xaalis diw ba pare dina yëg contrôleur bi jox na ko xaalis bu ko defee contrôleur bi dina ko yëg trésorier bi dina jot xaalis bi ki nga maanaam contrôleur bi dina ko yëg ak ki récupéré xaalis bi contrôleur tam dina am message bu wax ni diw jox na xaalis joxe na xaalis waaw mu doon processus bu transparent nga xam ne vraiment bu soobee yàlla képp koo xam ne bëgg nga participer ak noo bëgg a participer bu soobee yàlla boo jokkoo ak ñoom di nga ko mën a def pour jot ñu daal yomb la waaw Pastef am nañu représentation un partout boo demee boo tapee Pastef par exemple Pastef USA di nga ñu jot ñun ñu nekk fii bu dee Canada nga nekk boo tapee Pastef Canada di nga dem page Facebook bu Canada Pastef France noonu Pastef Italie grosso modo jot ñu yomb na lool bu ko defee boo ñu contacter danañ la wax exactement ni nga def. léegi am na lu ma bëgg a laaj am solo. am na lu ma bëgg a laaj léegi xam nga comme lépp ci Sénégal la jëm. te da ngeen a bëgg a indi beneen façon doxalin bu bees. léegi ki nga xam ne mi ngi nekk fii par exemple bëgg a joxeel boppam ba pare soxnaam sa nekk Sénégal mu bëgg koo joxeel jarbaatam ba nekk Sénégal mu bëgg koo joxeel kooku nu muy demee day joxe lépp fii am day joxe fii ba pare. Sénégal am ngeen fa loolu laa bëgg a laaj bu fekkente ne fii la nekk. comme ni ma ko expliqué bu ko bëgg a joxee par carte moom yomb na da ngay dem am nañu benn lien boobu tam boo demee ci site yooyu ma wax Pastef USA wala Pastef Canada wala boo xoolee ci internet bi am nañu benn lien boo xam ne fa ngay mën a contribuer bu dee da ngay joxe xaalis ak foo mu nekk bu dee Sénégal itam danañ fa ñoo xam ñooñu fa toogal boo leen wooy ñoom dañuy wax exactement fa lay jaar boo joxee sa xaalis te boo koy joxee itam di nga am assurance ni ki nga ko jox jot na xaalis bi dina am contrôle boo xam ne moom dina yëg loolu waaw ba nga xam ne trésorier bi tam dina xam ni diw kat jox na xaalis amaan mbaa diw te kii mooy seere bi. donc bu ko defee bu ñuy contrôler trésorier bi dina mën a am message bu jógee ci contrôleur parti ki nga jox xaalis bi ba nga xam ne lépp day daal di leer. waaw loolu doon na système boo xam ne nar nañ ko place ku ñu contacter ak foo mënti nekk nag. nga xam Sénégal ak waa bitim réew boo ñu contacter dinañ wax exactement. léegi defe naa am na auditeur bu nekk ci ligne bi mais am na auditeur boo xam ne nii mi ngi nekk ci nu mu tuddati bi ligne bi xaaral ma jël ko ba xam voilà rajo Sénégal émergent la voix de l'émergence bismillah. allo Amar. bismillah oui. waaw man la Fadel dama doon laaj ñoom Chérif. waaw comme un gars bu mel ni man boo xam ne bokkul ci benn parti. dama koy laaj parce que soo xoolee. depuis commencement bi. Sonko mi ngi def ay révélations yoo xam ne c'est des révélations yoo xam ne lu jar a xool la quoi. mais actuellement supposons tey ñu basé wu ci révélation yi muy def ba génne. Macky Sall. mais moom naka fan lay yóbbu Sénégal parce que actuellement mi ngi wax rek défaut Macky Sall. mais ban programme la war a teg lay teg ci askan wi pour ñu war ko mën voter. parce que aussi. wax ni diw li mu def baaxul lii la waroon def kii la mais nag yow soo ko fa jëlee foofu lan nga fay def moom mooy kii bi. et puis deuxième question bi mooy. ñu gën a gisee corruption parce que soo xoolee. depuis commencement ba léegi musuma dégg ñu wax ko mais soo xoolee ba ñu farfarloo corruption bi gën a mag mooy diggante politiciens yi ak kilifa diine yi. parce que actuellement soo xoolee Abdoulaye Wade war nañu yee bi mu nekkee au pouvoir. kër yëpp moom la ñu àndaloon. ok saa yu fu mu dem ñu tegal ko tapis rouge. mais bi mu wàccee. waaw rapidement kii baa ngi bëgg a jeex wax xaram temps baa ngi bëgg a jeex. léegi moom laa bëgg a laaj ñoom seen position ci corruption boobu diggante kilifa diine yi ak politicien ñoom seen position lan la. mën naa ci barkeelu tuuti Chérif bala ngay jël. waaw. ok li ma bëggoon a wax moo di Fadel je pense que xam naa ni jombul doo suivre parce que. nee naa li Ousmane Sonko ni nga xam ne noonu lay doxale nee naa la c'est une première est-ce que révélation bii nga wax est-ce que lire xaaral rek ma yeggale ba parce que coupé wu ma la je t'ai laissé en ligne pour ñu discuter est-ce que am nga ay écho ci son livre bi nga xam ne génne na ko pétrole et gaz au Sénégal chronique d'une spoliation wax na ci biir affaire u guerre yi wax na ci biir lépp ba pare nee na leen
su ngeen amee lu ngeen ci weddi woo leen seen technicien bi ngeen gën a yaakaar mu toog te na gouvernement bi ñëpp ñëw boo demee nag ba ñu dugg campagne électorale bi il va proposer un programme am na keneen ko ne ci ligne bi allo rajo Sénégal émergent la voix de l'émergence kooku. waaw salaamaaleykum. bismillah way ñu ngi rafetlu nag sa waxtaan bi neex na lool wax dëgg yàlla. jërëjëf. waaye daal dama lay bëgg a xamal ne élection yi jëm. kun mën di rek sauf Macky Sall baax na Macky Sall daal moo bokkul sauf Macky Sall pour mën a ñëw rek baax na. sauf Macky Sall rek na fi jógee. moom daal na fi jógee rek. Chérif yaa ngi dégg. sauf Macky Sall moom daal sauf Macky Sall rek baax na. jërëjëf ok merci. rajo Sénégal émergent la voix de l'émergence. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah bismillah. sëñ Ba ñu ngi leen nuyu bu baax waa dama doon wax rek projet bi moom bokk naa bi ñëpp war nañ ci bokk. jërëjëf moom bëgguñu lobby di financer suñu candidat yi te bëgguñu aussi koo xam ne loxoom setul muy jiite suñu réew. liñ mën a def rek mooy jàppale koo xam ne loxoom set na ñu financer ko. ëllëg ci biir du am mu am indépendance. dama doon wax aussi maanaam n'est-ce pas xaalis bi yëpp ci benn compte lay dugg ku fayee crédit carte ku nekk. ki fayee Sénégal ki fayee France fayee États-Unis lépp ci benn compte bi lay dugg. waaw Chérif yaa ngi dégg. yaa ngi dégg jëlal li ko tontu ci loolu kooko wax mu ne ndax ci benn compte bi yëpp lay dugg ki fayee Sénégal ak ki fayee fii ak ci diaspora bi yëpp ndax lépp benn la. kon tontu ko rapidement am na ñeneen ñu bëgg a dugg. waaw ki fayee ci diaspora parce que ñi wax bëri nañ bëggoon naa ci tontu ku ci nekk sax même bu doon tontu bu gaaw. waaw vas-y ma soog a jël ñeneen on a encore 5 minutes. donc ki mujjee wax lépp li ñu def ci diaspora bi lépp ci benn compte la nekk waa ji ubbi compte bi Italie la ne. bu jëlee xaalis daf koy virer directement dans le compte de pastef.com. ñi nekk Sénégal tamit dañu ubbi ay compte Orange Money yu mel noonu bu xaalis bu fa jaaree lépp ci compte Pastef la jëm foofu lay mujjee. mais lépp daal transparence la. lépp avec transparence. ki doon wax affaire quoi maanaam ñi nga xam ne link bi nekk Facebook ku ci fayee ku ne rek ak foo mënti nekk ci même compte bi lay dugg loolu laa bëggoon a wax. ci même compte bi la jëm waaw même compte bi. exactement loolu laa doon ok. c'est bien koo kan la ki doon wax léegi. man la Pathé Ndiaye. Pathé men waaw ça va ok jërëjëf. am na yow da ngay tontu ñeneen ñi pour ma jëlaat ñeneen. vas-y rek laa bëgg a tontu. waaw. président Ousmane Sonko mu ngi nekk di bind un livre sur sa vision sur le Sénégal. Actuellement on a des commissions. beneen livre bu bees. beneen livre bu bees. ñu ngi nekk am nañ ay commission scientifique yoo xam ne ñu ngi bind dans les détails naka lañ bëgg a diriger le Sénégal. te boo livré livre président Ousmane Sonko bu ne amul proposition c'est parce que peut-être daf ko liirul. non da ko liirul moom laa ko wax. ce n'est que des propositions par rapport à la gestion du pétrole du Sénégal donc ñu ngi proposer programme bi nag dañ ko tegagul ci loxo nit ñi mais fépp fu ñuy waxee dans notre vision on donne des exemples concrets naka lañ bëgg a changer Sénégal mais la vision est claire et le programme dans les détails ñu ngi nekk di ko bind fi mu toll nii bu ñu yaakamti loolu dina yegsi. baax na donc ku ne tout sauf Macky Sall loolu la ñuy bañ ci réew mi. tout sauf Macky Sall tout sauf Ablaye Wade moo ñu indil Macky Sall. léegi dañu war a tànn ki ñuy jiital. te ni ñu koy tànnee dañuy xool fa mu jaaroon ak fi mu yegsi fii bu lépp ñu dalee suñu xel ñu war ko mën a jox suñu carte actuellement ci lambu politique gu Sénégal amul kenn ku mel ni Ousmane Sonko. c'est je défie quelqu'un mu woon ma keneen ku mel ni Ousmane Sonko ci jaar-jaar ci xam-xam ci éthique ak vision pour le Sénégal. macha allah rajo Sénégal émergent bismillah. allo. bismillah oui. waaw sëñ Amar na ngeen def. sant subhanahu wa taala rapidement. waaw mais Fadel question bu am solo la laaj. waaw dafa suivrul kii quoi Ousmane Sonko parce que assemblée. waaw buy dénoncé gars yi nga xam ni kii am na plateforme. moom laa ko wax ni ko dafa dégluwul moom laa ko wax ni ko suivrul et puis liirul. dina xam ni li muy teg yëpp ay points la yoo xam ne mooy plateforme. moom laa ko wax dafa liirul déggoo. parti bu nekk da ngaa war a am plateforme. absolument leer na. dëgg la dem na assemblée dénoncé gars yi. way ndax dëgg yàlla wax na bëgg a jëmale Sénégal ni ñu ko war a. te am na beneen livre bu bees bu mu ñëw. waaw ba pare nag défier leen ni fi ngeen ma bëggee weddi génne leen livre bu mel ni man wala ngeen ñëw ki leen gën a wóoru andi leen ma ko. c'est normal quoi parti nga am plateforme. fan nga bëgg a jëmal réew mi. te ne gaañ daan oppose. te ne gaañ daan oppose. li yàq xaalis bi ak fi ñuy dugal xaalis bi du yoon. dëgg la merci am na keneen ku bëgg a barkeelu. Sénégal xaalis bi bu ma ko jëlee ci laa koy dugal. dëgg la. waaw am na solo mais moo tax ma ni ko xam naa ne da ngaa liirul wala suivre livre bi wala doo suivre le président Ousmane Sonko da ko dul suivre. am na plateforme. da koy suivre. ma jël nag dernier auditeur bi ligne bi xong na parce que rapidement. bismillah rajo Sénégal émergent rapidement.
waaw sëñ Amar ñu ngi lay ziare. académicien nga de sa éditorial bi am na doole. jërëjëf merci kookan la. waaye copie justice Sénégal bi rek dafa doy plateforme ni muy doxee nii. jaay doole bi ak tuumaal yenn ay innocent. wax dëgg yàlla des gens qu'on enferme pendant des mois sans les juger pendant des années. dafa doy plateforme pour que ce système là dégage. bon vraiment justice bi rek doy na plateforme. jërëjëf merci Chérif. naam. bismillah tëjal émission bi tu as 20 secondes. yaa koy tëj bismillah auditeurs yi maa leen